li ñu fi dajale man li ma ci ëppal solo ginnaaw bu ma nuyoo ñu fi teew ñëpp mooy toog nañu atum lëmm mu nga xam ne dëwlinu gerte amul ci réew mi wala lu ëpp at li taxi tamit mooy campagne 2019-2020 28 000 tonnes graines moom la ñu collecté woon kooku yëngalul sax suñu benn machine bu Kaolack donc amuñu woon dëwlin defaraluñu woon dëwlin donc dëwlinu gerte li fi nit ñi dunde yépp at ak lu topp du woon dëwlinu gerte tey nag dëwlinu gerte ngi nii parce que ñaani dellusiwaat na loolu nag lu am solo la parce que ñaani wala boog dëwlinu gerte dafa bokk ci dëwlin yi nga xam ne moo gën a baax ginnaaw dëwlinu olive loolu spécial yépp d'accord nañ ci moo gën yépp jarul tudd nag ay tur mais dëwlinu gerte moo gën ci dëwlin yi ginnaaw dëwlinu olive te kooku Sénégal yi dañ ko war a jëfandikoo parce que loolu dina tax yenn feebar yi duñu ko am parce que feebar yu bari nag mu ngi jóge ci lu ñuy lekk kon am kër gu nga xam ne dafay defar dëwlinu gerte jàpp naa ne loolu lu am solo la donc cérémonie bi loolu mooy li ci njëkk ci sama gis-gis mooy wan Sénégal yi ne bu ñu demee ci grande ak moyenne surface yi du ma tudd benn tur nag benn marque mu mel ne dama leen defal publicité mais bu ñu fa demee daañ fa fekk dëwlinu ñaani alors leneen li ci topp mooy fii nga xam ne fi la ñu nekk jamono day dox jamono buy dox da ngay wuta dëppoo ak jamono mooy ku xool li ngay defar xam ne lii qualité la waaye tamit nga présenté ko nu nga xam ne dina neex a xool waaw fi mu toll nii kat bëgguma sax jël exemple boobu mais en tout cas nit ki daal war nañu fexe ba li nga koy jaay soo ko wanee nii rek mu gis ak bët mu yàkkamti koo jënd loolu nag dafa laaj ay coppite loolu moo indi ñu defar ay étiquette yu bees def étiquette yu bees ci bidon yi moo xam 1 litre la moo xam 5 litres la mais def aussi ay étiquettes yu bees ci carton yi mais aussi di xalaat ci logo bu bees bu nga xam ne dañu ko war a wan Sénégalais yi wan nañu léegi ne logo bi depuis 1975 day évoluer jaar na fii agsi na fu nga xam ne nag gëm naa ne war nañoo présenter waat Sénégalais yi leneen lu nga xam ne moo gën a neex a xool moo tax ñu wut logo bu nga xam ne couleur nationale yi la verte jaune rouge ngir mu symboliser goutte dëwlin bi nga xam ne waaw diw gi nga xam ne ñun moom la ñuy liggéey mais wane aussi ne Sonacos société la bu nga xam ne société nationale la te Sénégal yépp ñoo ko bokk alors ci liggéey boobu nag bien entendu partenaires yi ñu ngi ñuy jàppale ITFC mu ngi nii toog daaw jàppale woon nañ ci xaalis bu bari ngir ñu def campagne ren jii tamit xaaruñu nawet bi di sori sax waxtaan nañu déggoo nañu ci li nga xam ne moom la ñu war a jox pour ñu war ñu koo jox avant début campagne bi parce que nag ñetti at yépp dañuy góorgóorlu balay campagne gerte bi di jot ñu am koppar yi nga xam ne moom lañ koy defee ñu koy sant bu baax te di ko gërëm mais di sant aussi suñu yeneen partenaires yi muy la banque agricole ndax ñoom itamit lépp luñ leen soumettre comme dossier dañ ciy jàpp vraiment maa ngi yóbbante nuyoo ci sama natango Malick Ndiaye di ko sant mais di ko gërëm moom ak waa LBA yépp parce que dañu ñuy jàppale bu baax ci liggéey bi di remercier aussi waa BNDE mon ami et frère Thierno Seydou Nourou ngeen nuyul ma ko bu baax parce que moom itamit dañ ñuy jàppale ci liggéey bi c'est vrai que nag banque moom bu lay jàppale rek xelam dal na kon ñu daañ góorgóorlu ñun tamit ba ni ñu ko defee woon en 2019 2020 suñuy compte nekk ay comptes yu positif incha allah 2020 aussi exercice 2020 su ko conseil d'administration bi saytoo parce que ñoom ñoo ko war a saytu
ñoo ko war a dëggal daañu gis ne loolu yi tamit bilan bu positif la ab société nag bu defee ñaari at bilan positif dañuy jàpp ne redressement bi moom redressé wu na moo des nag léegi relance bi mais relance bi nag dafa laaj koppar yu bari ngir beesalaat yeesalaat lii nga xam ne mooy jumtukaay yi ñuy liggéeyee muy jumtukaayu usine bi parce que nag jumtukaay yi lu nga xam ne depuis 1975 la am ñeent fukki at ak juróom-benn xaw naa nag léegi sonn tuuti donc war nañ leen beesalaat war nañ leen yeesalaat mais foofu nag président Macky Sall ay lay yéwén lu mu man mu koy def pour jàppale Sonacos jox na ndigal jox na ay instructions ministre des finances et du budget jox ko ministre de l'agriculture et de l'équipement rural pour que ñu saytu plan de relance boobu nga xam ne Sonacos proposé na ko pour ñu mën ñu wutal koppar yu nga xam ne daañ ci mën a jëndaat ay machines yu bees daañ ci mën a jëndaat ay outils yu bees daañ ci gën a mën a améliorer suñu condition de production parce que bu fekkente ne condition de production yi baaxul loolu dafay impacter ci njëg yi dafay impacter aussi ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi donc loolu daal ci gàttal mooy li nga xam ne moo ñu fi dajale woon tey ci wàllu njëg yi gouvernement bi lim ci waroon wax na ko yéen ñëpp dégg ngeen madame le ministre du commerce mu expliquer lan moo fi indi tension prix mu wax leen problème mu conteneur yi nga xam ne tey daanaka kenn gisatu ko fenn parce que bateau yi tamit yi nga xam ne ñooy sëf marchandise yi dafa am réew yu bari yu nga xam ne bu fa bateau jaaree dañ lay mettre quarantaine maanaam au lieu nga dawal jëm réew ba nga jëm dañ naan la da nga toog 14 jours wala da nga toog 21 jours mais produit bi nga xam ne dañ ko soxla ñu toogloo ko yëpp ay fan yu bari ca biti mais forcément laata muy agsi dina am retard te yéen a ma gën a xam marché bi moom c'est la loi de l'offre et de la demande dañ ne lu ne gàññi yomb waaye lu kenn gisut mu seer loolu moo dal yenn produit lu ne gàññi nag moom falaa bu ki koy jaay bu bëggee mu jar dina wàññi njëg yi mais lu nga xam ne nag moom dafa ñàkk kenn gis ko mais ki koy jaay fu mu jaar xaw a yomb donc nekkul lu nga xam ne rek maintenant moom gouvernement bi li mën a def temps yi mu ngi koy def mooy wàññi taxes yi nga xam ne yenn importateurs yi doon nañ ko fay loolu ci moom la aju mu wàññi leen loolu gouvernement bi jël na engagement pour def ko donc jàpp naa ne président Macky Sall ak gouvernement xam nañ bu baax a baax situation fi mu toll te gëm naa ne bu ñu demee ba ci kanam daañ gis ne yëf yi dana revenir à la normale en tout cas ñun li ñu ci war mooy yokk suñuy capacité importation d'huile végétale ak suñu capacité de production de l'huile d'arachide parce que ñaar yëpp la ñuy def tey boo demee EID muy fii ci Ndakaaru da nga fa fekk huile brute arachide bu ñuy raffiner di def ñaani mais da nga fa fekk huile brute aussi bu ñuy raffiner pour jaayi ci biir dëkk bi te incha allah comme dañu jëm màggal te màggal nekk événement bu nga xam ne événement bu mag la ñu ngi yokk en tout cas suñuy capacité importation ak suñu capacité production pour que ñun tamit ñu bokk ci ñi nga xam ne en tout cas dañuy fexe ba produit bi ne gàññi ci dëkk bi te yaakaar naa bu ne gàññi ci dëkk bi rek njëg yi dina wàññeeku